jërëjëf mbokki téléspectateurs yi nuyuwaat nañ leen fi ñu daan nuyoo saa su ne ci li nga xamante ni moom mooy seen première chaîne de télévision urbaine fii ci département de Mbour bi ñu lëkkaloo ci nag ak ñi nga xamante ne rek moom mooy Audax Group nag buñ ko waxee xel yi day dem ci li nga xamante ni moom mooy Lux FM bu 93.1 waaye ci xel yi day dem ci li nga xamante ni rek moom mooy ATV bi nga xamante ni tey moom ngeen jàkkaarloo nii waaye xel yi day dem ci li nga xamante ni moom mooy chaîne YouTube bi nga xam ni tamit ñi nga xam ñi ngi biti réew wala ñu ngi ci àdduna wërngal këpp fa la ñuy faral di seetaane loolu nga xamante ni moom mooy seen chaîne de télévision bi comme ni ñu koy waxee saa su ne rek di ko defee saa su ne ci li nga xam ni moom mooy seen 3e numéro bang bi tey nag ñu dalalaat ñeneen ci ay kàngam dalal tey nag ñu des fi nga xamante ni moom mooy fii ci diwaanu Mbour dalal benn groupe boo xamante ni c'est des jeunes engagés di défendre li nga xamante ni moom mooy seen intérêt dëkk initiative pour le développement de Mbour la ñuy wuyoo ñu gën leen a xam ci turu Mbour Justice ñi ngi dalal ki nga xam ni moom mooy Bakary Diémé ñu gën ko xam ci turu Bak moom nag moom lañ fas yéene dalal seq ak moom waxtaan ci li nga xamante ni rek moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne wala coow yi nga xamante ni ñu ngi koy faral di nemmeeku fii ci département de Mbour su ko defee ma nuyu ko bàyyi ko mu nuyoo ñi nga xamante ni moom ñooy mbokk téléspectateurs yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy seetaan ci àdduna. maa ngi lay nuyu di nuyu waa ATV yëpp di rafetlu aussi invitation bi ak jotaay bi ñu am tey donc peut-être sax man jàppoon naa ne que tey bu ñuy ñëw fii nii ñu ne que Pa Moussa peut-être ñooy defandoor émission bi parce que gis nga tey neex na à ce que waa Mbour Justice toog fee wax neex na à ce que Pa Moussa def publication wax si waa Mbour Justice mais aussi dafa waroon baax à ce que Pa Moussa toog waa Mbour Justice toog de ce fait nag lépp dina leer xam nga Pa Moussa récemment yàggul dara mu ànd ak Ousmane Diop ñëw gis ñu bu ñu toogee lépp leer na ba ñoom ñuy jégalu. d'accord ci noonu la ñuy duggee ci waxtaan bi je pense que brossé nga ko wax nga ko tey ñi ngi waroon a def plateau waaye nag gis nañ li nga xamante ni tey moom moo jot a am ci tribunal bu Mbour loolu sax moom moo waral li nga xam ni moom mooy plateau bi ñu daal di koy fomm daal di koy def ak yéen mën nañ ñëwaat ci fee yi nga xamante ni tey moom moo am fële ci tribunal bu Mbour. waaw lu fa am lenn la parce que aussi gis nga Mbour waaye dañoo mujjee réer sax parce que xamuñu sax peut-être fan nañuy taxaw moom moo taxoon ñu doon wax importance ñu toog ak Pa Moussa ci émission devant tout le monde muy wax ñun ñuy wax Mbour waaye di dégg de ce fait boobaa dinañ xam dëgg bi fan la féetee tey dafa amoon audience peut-être ñu ngi koy dégg sax mu naan audience jàmbur nañ fay def mais audience jàmbur boo xam ne nii Mbour Justice nañ le juge bi di wax mais initiative pour le développement Mbour Fall aussi la initiative pour le développement Mbour kay moom mooy ñun mooy Mbour Justice mais kon loolu léegi loolu mooy lan xam nga c'est que suñu nee procès bi peut-être suñu yoon nekk parce que da koo déclenché à notre insu dans notre dos boo xam ne ni amul suñu consentement sañ wax ni kon moom moo ko déclenché. mais foofu Bakary dama lay dagg tuuti parce que bu fekkente ni da ngeen ni procès bi dañ ko entamé te àndoo leen ci ñu demee ci ak li nga xamante ni moom mooy këyitu initiative pour le développement de Mbour ngeen seetaan ko ba mu toll ci niveau bi est-ce que foofu aussi vous n'êtes pas fautif parce que bu ko neexee mu ni yéen ci procès jàmbur ngeen am. waaw ngeen ñëw parce que amul benn yoon boo xamante ni nii yéen gis nañ leen ci wala ànd ngeen ci li nga xamante ni moom mooy procès boobu. waaw soo gisee procès bi suñu avocat ñun dañuy déglu dañu am avocat tamit suñu avocat daf ñu ne bu ñu déclenché procédure bi nii parce que perte lay doon suñu demee dañ xam nga dañuy c'est un combat perdu d'avance sans preuve je pense que peut-être sax mën nañu wax ne que avocat bi moom sax su ñëwoon dina la confirmer encore lu may wax nii avocat bi xaritu Pa Moussa la ñu Pa Moussa sax moo tax ñu xam ko mais tey lan moo tax ci procès avocat bi du ñëw parce qu'il n'est pas d'accord ci démarche bi nga xam ne Pa Moussa moom la jël moo tax ñëwul de peut-être ñoom ils vont te dire que ni non ñun ñoo jaar ci ginnaaw yàq deret mais avocat bi tamit nit la bu yeew bu xam est-ce que ñun war nañ mën a dem di ko yàq wala moom di ko jaay xel xam nga yooyu noonu wax yooyu noonu soo koy wax sax peut-être nit ñu koy dégg ñu war nañ xam ni que kii lu ñuy wax teguwul l'avocat a clairement dit que ni andi leen ma ay preuves ñu teg sur la table du juge un dossier solide bu may leer ni que man su ma jógee fii nii Dakar di ñëw di ko plaider dinañ gagner mais ñu tam ñu daal di adopter démarche avocat bi maintenant Pa Moussa dafa am yenn yoo xam ne ni peut-être da koy def mun na dem tribunal déposer fa suñu dossier te ñun yëguñu mais ñun bu ñu yëgee avocat daf ñu ne bu leen entrer sax ci yenn xuloo yi xeex yi ak moom c'est la raison pour laquelle ngeen gis ko mu dugg plus de 3 fois ci internet bi di wax déggoo ci Mbour Justice dem na rajo dem na ci seen YouTube bi dem na fu nekk di wax mais déggoo ñu tontu leen ba ñenn ñi sax naan ñu Mbour Justice da ngeen a war a tontu
parce que boobu bëgguñu woon dugg si polémique bi parce que jàpp nañ ni que combat bi sax du ñun ak Pa Moussa mais combat bi ñun ak maire la parce que dafa jaay suñu place publique mais léegi tey suñ demee léegi nag ba waxtaan parce que ñoom aussi ils sont venus nous voir après ça ñoom kan Pa Moussa ñëw na gis ñu Ousmane Diop ñëw na gis ñu ànd ak ñeneen ñaar ñoo xam ne ni peut-être sax xaw ma seen tur ñu ñëw rencontré ñu ak te dafa fekk tam ñu clash ñu ba pare saaga ñu traité ñu lu nekk de corrompu lu nekk ñu wax ba pare ñëwaat encore du ñu gis xam nga loolu déjà rek c'est très grave nga yow nga dem site internet bi saaga fa ay nit suba nga ñëw nga leen bëgg a gis ba toog ak ñoom moo tax ñu wax leen ni que suñuy papier dañ leen waxoon ni que su nekkee da ngeen di déclencher procédure pénale yow Ousmane Diop mu nga ko porté déclenché ko yow Pa Moussa mu nga ko porté déclenché ko ñun suñuy papier ñun suñu avocat lu ñu wax la ñuy def moom mooy dañuy dem procédure pénale mais nañ ko andil ay preuve tegal ko ci table bi pour mu bind dossier bu solide mais tey ñoo xam suñu génnee lan la ñuy wax Mbour Justice bëggul dem musul bëgg a dem pénal mais Mbour Justice a ngi nii man ngay poser question aujourd'hui je représente le mouvement Mbour Justice Mbour Justice dafay dem pénal mais nit kee taxaw fa ne du ñu dem pénal non mais attends nit ki aussi est-ce que tamit base sukkandikuwul ci yéen li ngeen ko wax parce que tam bu fekkente ni yéen da ngeen àndoon ci benn xeex yéen mouvement Mbour Justice Pa Moussa ak ñeneen ñi nga xam ni moom ngeen fi lim ngeen ni da ngeen di xeex pour jotaat place publique bi maanaam xeex bi da ngeen ko jëmale woon ci ki nga xamante ni moom mooy jaraafu dëkk bi di monsieur Fallou Sylla xeex bi fa la jëmoon premier gis nañ li nga xamante ni moom mooy première fois bi ngeen ko yóbboo ci justice mu mel ni dañ leen a jox ndam ci li nga xamante ni moom mooy procès boobu bi ñu waxee waxi pénal la ñu jàpp ni yéen nee ngeen dootul demati ci biir waxam sax mi ngi wax ni li tax yéen ngeen bañ a dem ci pénal bi nee na da ngeen a wax ni da ngeen a rusa yóbbu seen maire fi nga xamante ni moom mooy kaso ndax aussi loolu noonu yëpp bàyyi woo leen ko woon xel avant lii yëpp di am. waaw gis nga Pa Moussa daa waroon ñëw toog si émission yi parce que lay gën a leer sax parce que man lu may expliquer sax peut être nit ñi mën nañ jàpp ne que Mbour Justice laa bokk moom moo tax may wax li nii mais Pa Moussa bis bu toogoon fii nii tey lépp lu mu wax lu dul dëgg si dossier bi dañ ko wax benn par benn te moom du ko weddi parce que alxuraan du ko weddi Pa Moussa nous a clairement dit que ni monsieur le maire war nañoo jox 4 documents induire ñu en erreur suñu avocat alors que ni monsieur le maire en réalité 2 documents rek la ñu war a jox moom autorisation de construire ak délibération bi mais tey changé na discours tey waxatul 4 documents de tey 2 documents lay wax ba pare naan faux et usage de faux di wax Pa Moussa si lum ñu loo xam ne daf ñu see trahir mën nañ ko wax andil ñu si ay wax yoo xam ne wax du dëgg si ordonnance bi si la bokk ñu dépensé suñu xaalis parce que aussi ay documents nañ yore ñu dépensé suñu xaalis pour dem laajte ji suñu ordonnance parce que Pa Moussa dafa ñu wax ne 4 moom lañ ñu war a jox te 2 nañ ñu jox ñu dépensé waat suñu xaalis encore bindaat le maire justement rek pour laaj ko ne ko am na yeneen documents yu des yu ñu war a jox joxoo ñu ko mais kon cela dit que kon ñun jàpp nañ ni que 2 yu ñu jox nekkul 2 yooyu kese am na yeneen documents yu des mais comment est-ce que ce conseil juridique mu mun laa war a mun a wax loolu noonu ba sax di dem di la wax ni que le maire jot na ordonnance am ñun ñoo jot suñu ordonnance c'est grave ça mais le maire nag ngeen mën a nekkee si combat yéen ñaa ñu doon ay parties égales le maire di jot ordonnance am ñun jotuñ suñu ordonnance. mais loolu est-ce que yéen gëstu ngeen ko tam. ñu gëstu ko dem nañ fële tribunal si greffier bi xam la ñuy wax ordonnance bi génnagul mais xoolal li ma la wax ni lii la lii moom moo nekk nii ordonnance xam la ñuy wax ordonnance bi génnagul mais mun naa leen ko liiral Pa Moussa moo ngi toog mu liiral nañu ko ne acte de délibération et l'autorisation de construire 2 muy ñaar yi dafa ruus ba sëgg te pendant plus de 2 mois mu ñuy topp ak 4 documents ba pare ba sax naa ñu astreinte moo ngi daw ba léegi des na 13 millions monsieur le maire wa ñu la jox 13 millions xam nga loolu tey nit ku koy wax dem si avocat bi wax ko dem si day lisee ko kooku kon falaat bi que suñu waxul ni que waxul dëgg lan la ñuy wax kon mais vraiment Bakary jaaxle bi ci waa Mbour yëpp la nekk parce que bu fekkente ne da ngeen am xeex di ko xeex ngeen ànd ci ak ni nga ko waxee Pa Moussa muy seen conseiller juridique ngeen am ndam ci lu njëkk ci li nga xam ne moom mooy xeex bi ngeen doon xeex ba nga xamante ni nii dañu jàppoon ni xeex bi dafay continuer donte yéen gàntal ngeen ni du ngeen ca dem ndax mën nañoo xam lan moo waraloon yéen ngeen ni du ngeen dem pénal. non mosuñu koo wax mais est-ce que mos nañoo toog woote point de presse ne Mbour Justice ne dem pénal Mbour Justice a toujours dit que ni suñu wax dafa leer Pa Moussa peut-être moom mooy wax leneen lu ko arrangé lay wax parce que pour takkal nit moom. loolu leen wax Pa Moussa ni ko yéen doo leen dem pénal. mosuñoo wax damay wax si télévision laa nekk aussi. du ma wax man xawuma fen du ma wax lu dëgg. dañoo ne dañuy dem pénal mais selon la démarche bi nga xam ni suñu avocat
loolu la ñu wax pour ñu def ko. mais il faudrait demander à Pa Moussa lan moo tax moom mu yàqamti ne moom fa force na moom day dem pénal moom. te moom bu muy wax dafa ne moom day dem pénal mais lan moo tax boobaa bu muy dem pénal mu déclenché ko ak suñuy papier suñuy propre papier. ah mais est-ce que du seen ñàkk fayda tamit. non pas ñàkk fayda sax quoi mais peut-être xam nga lu ñu naan la confiance ne suit pas le contrôle. Pa Moussa dañ ko nawoon si lu muy waxee ak suñu muy jëfee moo taxoon ñu am confiance aveugle boobu si man di ko jox suñu document di ko envoyé sax xaalis Orange Money gis nga Pa Moussa du mus a weddi loolu noonu di ko envoyé Orange Money xaalis ay 80 000 suñ noonu a fay mi day lii am naa ko Pa Moussa man suba damay dem Mbour 80 000 yi bàyyil ma yóbbul ko Pa Moussa ne non envoyé ma ko sama compte Orange Money ma dinaa ko transféré 500 ba pare nga siy dégg ay wax yu ñaaw si procédure boo xam ne yow quel que soit alpha ñu dañ koy lancé ñu nag monsieur le maire nit ñi Mbour waaye bëgg ko ñàkk koo bëgg Pa Moussa wax leneen ñàkk koo wax dañuy dem pénal c'est clair loolu man maa la ko wax tey dañuy dem pénal maintenant nag nuñ fay demee ñun suñu avocat nañ doon déglu mu wax ñu nan nañuy def ba dem pénal te moom dafa ne nañ ko wutal ay preuve te preuve yi xam nga ñu ko mën a wax moom mooy les conseillers yi nga xam ne ñoo fi àndal dañ leen di remercier nag les conseillers xam nga ñu leen di remercier mais conseillers yooyu aussi ci biir ci pàcc bu njëkk bi àndoon ngeen ak ñoom ba ñu indil leen i preuve donc lan ban changement moo fi am ci diggante bi ba tax yéen ci pénal bi ngeen yeexal ko ba nga xamante ni nii ñooñu fi nekkoon ñu ngi fi ba léegi jóguñu fi. waaw lan moo fi changé ci diggante bi. non xam dara changé wul yéexaluñ ko dara changé wul xam nga lenn kese nañu war a def luñu lenn kese la de moom mooy conseils yi nga xam ne dañoo ànd ak ñun réitérer encore seen engagement pour nangoo ñëw témoigner pour wax ni que lii nii faux et usage de faux la. loolu kese la avocat bi soxla comme preuve ñu andil ko tegal ko si taawal bi Pa Moussa ne nag ñun waruñoo sax dem gisi témoins yooyu noonu nañ dem directement pénal te suñuy papier aussi nañ demee pénal tey aujourd'hui notre avocat dit que am na ay risques peut-être yu si nekk ndey lii sa nañu am na ay risques yoo xam ne mën sa nekk mais xam nga risques yi aussi moom mooy nga tuumal nit ki te andi wax ay preuve moom aussi mën na la porter waat plainte pour comme genre da nga koo yàq da nga doon porter plainte rek pour yàq deram xam nga loolu aussi si mouvement bi lay ñëwaat te Pa Moussa turam nekkul suñuy këyit suñu tur ñun ñoo fa nekk donc ça veut dire que suñu porté waatee plainte mouvement bi nañ porté plainte mais porté wuñu plainte Pa Moussa. ok ci plainte boobu laay des ba léegi ci pénal bi ndax ni nga ko waxee seen turu këyit moom moo nekk ci li nga xamante ni moom mooy dossier bi mais depuis booba léegi nag pénal bi biñ ko parce que biñ ko déclenché ak léegi pénal bi boobaak léegi nag mi ngi commencé def ay fan boobaak léegi ñuy waxu pénal bi mais depuis boobu ba léegi est-ce que yéen présenté wu ngeen benn yoon ci tribunal parce que sañ-sañ tamit bu ñuy wax ci droit bu ñu ne yaakaar naa ni bu ñu taxawee tribunal ni initiative pour le développement de Mbour la ñu soxla yaakaar naa ni yéen a war a jóg taxaw donc lan mooy fan la problème bi ne vraiment ñun bëgg nañ ngeen leeralal ñu loolu tamit. suñu avocat daf ñu ne suñu demee bu ñu fay suñu voté consignation yi pour arrêter procédure bi pour après ñu mën a dugal dossier bu am doole. suñu waxee consignation montant consignation bi bu ñu ko fay. mais suñ ko fayoon nag dinañ am temps ñun defaraat beneen dossier mais ñoom Pa Moussa def naa la ko ak Ousmane Diop bu ñu ñëwee pour ñu waxtaan ak ñoom loolu la ñu wax nañu léegi suñu demee bu ñu fay montant parce que su nekkee preuve rek nañ bëgg Ousmane Diop sax moo ko wax nañu su nekkee preuve kese nañ bëgg du doon problème nañ dem léegi suñu waxee montant consignation bu ñu ko fay man mii nii man dinaa forcer Babacar Mbengue dinaa forcer diw pour ñu ñëw témoigner mais ñu d'accord léegi si suñu demee consignation bu ñu ko fay looloo waral ñu bàyyi leen à ce que sax ñu dem taxaw parce que dañ jàppoon ni que montant consignation bis bu ñu ko waxee kenn du ko fay maintenant rek recherche de preuve nañuy def tegal ko suñu avocat mais à notre grande surprise ñu xëy ne dañoo fay nañ consignation te dañoo waxoon ni que duñ ko fay pour ñu am temps pour après constituer waat beneen dossier. jërëjëf mbokki téléspectateurs yi ma fàttali rek yéen a ngi ci seen émission bi nga xamante ni moom mooy Bang bi ngeen ànd ak seen première chaîne urbaine bu Mbour di ATV ci li nga xamante ni rek moom mooy waxtaan wi nga xam ni tey ñu ngi ko seq ak waa Mbour Justice di initiative pour le développement de Mbour en l'occurrence nag ñu ngi ak Bakary Diémé ñu gën ko xam ci Bak ñu ngi woon tout à l'heure fu am solo fu nga xamante ne rek ci biir waxtaan wi muy coow li nga xamante ni ba léegi moom lañ doon waxtaanee sànq ba léegi Bakary par rapport ak laaj bi rek mooy liñ mënta comprendre moom mooy yéen ngeen nekk biir Mbour audience bi di amee Mbour te li ci gën a doy waar mooy bu audience bi amee dañu naan initiative pour le développement de Mbour Justice mais dañuy gis que ni ñi nga xamante ni ñoom ñooy Pa Moussa ñoom ñooy ñëw daal di taxaw lan mooy matuwaay yi nga xam ne jël ngeen ko ci wàllu woowu. léegi c'est juste rek pour vous montrer pour au moins expliquer wala Pa Moussa expliquer ñu pourquoi moom
mu ne daa déclenché procédure pénale di ko publier Facebook di wax si procédure di jox nit ñi rendez-vous alors que soo demee Mbour justice ngay wax ne monsieur le maire mais loolu àndul mais moom nit la am na droit en tant que bon citoyen daal di porter plainte le maire mun na ko def di ñun suñu récépissé nañu ko bàyyil ñun ñu porter suñu plainte le maire ñun quel que soit alpha dañuy dem au pénal avec le maire loolu c'est forcé te loolu sax su ma koy wax tey nit ñi sax peut-être mën nañ ñàkk comprendre mais donnons le temps au temps di ngeen ñu gis léegi ci semaine bi aussi ñu dégg pénal Mbour justice monsieur le maire mu leer naa ñu boobaa nag xanaa léegi nit ñi nañ gëm ni que Pa Moussa ma doon wax lu ko neex rek ci semaine bii di ñëw wala benn semaine bi ci topp di ngeen ñu dégg ñu dem pénal ñu nag monsieur le maire continuer waat. donc li Pa Moussa di wax naan yéen fi ngeen wax naan ay duñu dem pénal parce que dañuy ragal a tëj monsieur le maire ak yooyu noonu coow la ndax loolu aussi c'est avéré wala. non xam nga nit ku dul wax dëgg xam nga fen tamit baaxul maa ngi jégalu peut-être ñu may fi seetaan mais fen nañ ko mën a waxee nit kuy fen nag naan ko da ngay fen tamit baaxul si magum jëmm ci sa di être intellectuel boo xam ne dafa rusuta toog ak ay nit di fen rusuta toog ak nekk si télé di fen mais tamit xam nga noonu nañ ko mën a waxee di wax lu dul dëgg maanaam waaw su nekkee nañ ko waxee nit koo xam ne du wax lu dëgg dem si média yi di wax lu dëgg mais nag ñun nan nañ ko mën a vérifier nan nañ mën a prouver lu muy wax lu dëgg rek moom mooy pénal baa ngi suñu kanam suñ toogee léegi waa Mbour dinañ xam ne que ñun ñoo ngi pénal ak monsieur le maire te loolu noonu jarul sax wax ju bëri de ndax dinañ dem duñ dem mais nañ ñu may nañ xool. mais est-ce que aussi liñ leen di wax Bakar itam bu ngeen dugalee pénal bi du xaw a paradoxe ndax bu fekkente ni nii yéen comme ni leen Pa Moussa di taxé naan nee na yéen vous êtes des corrompus noonu la ko Pa Moussa waxee te ni mu ko waxee aussi noonu la ko aussi ñu bëri ci Mbour di waxee. mais fan la ko teg bëgg nga wax ne fan la teg non fi mu teg corrompu bi mooy que ni ñëw ngeen seet si monsieur le maire mu jox leen 1 million ñëw ngeen dem seet ci cas Aïda Diop bi ñëw ngeen dem seeti problème étudiants yi mu yëkkati xaalis bu weex taal tamit jox ko teg ko ci loxo waa Mbour justice donc yooyu noonu yëpp aussi est-ce que c'est pas est-ce que ànd na li ngeen xalaat ngeen dem ci nit ki am problème dem ci nit ki wax ko wëlbati ko bugg ko yóbbu pénal. waaw mais damay laaj est-ce que problème Aïda Diop bi suñu problème la ñun parce que c'est là où se trouve la vraie question aussi gis nga nit ki suñ koy corrompre moom mooy lan mooy nga jox ko loo xam ne après peut-être dina noppi man soo ma corrompre moom mooy nga jox ma 1 million ne ma noppil bul waxati mais de ñun noppi wuñu ñoo ngi toujours sur le terrain di xeex place publique bi yóbbu monsieur le maire pénal monsieur le maire dañ koy yóbbu monsieur le maire déjà ñun yóbbu nañ ko pénal donc c'est-à-dire que loolu question bu ñu dépassé la Pa Moussa moom mooy ñëw génn wax ni que Mbour justice du ko yóbbu mais ñun Mbour justice yóbbu nañ le maire pénal loolu jeex na xam nga kon c'est-à-dire kon monsieur le maire nañu mën a corrompre ñu koy yóbbu pénal de deux corrompre moom mooy aussi ñu jox la xaalis boo xam ne yaa xam moomal sa bopp mais xaalis bi tey monsieur le maire dañuy préciser rek parce que moom si ay waxam mooy wax ni que dañoo ñëw seetsi ko wala dañoo def lii non monsieur le maire 1 million mi mais si clinique bi la ñëw fekk fa maamu Aïda fekk fa papa Aïda fekk fa parent wu Aïda waa Aïda kër si clinique Diop joxe 1 million ne moom participation la mais à part monsieur le maire mais Mahmoud Saleh joxe na 5 millions xanaa daf ñoo korom Thiat yow joxe woo wala joxe nga. man joxe nga da ñoo korom keneen ak keneen joxe na on peut citer tellement de gens Dame Seck et ñoom Cheikh Ndiaye et ñoom ay nit nañ ñoo xam ne nii peut-être ñoo ngi œuvrer ci politique mais joxe nañ dañ ñoo korom. mais foofu xam nga Dame Seck un Thiat mun naa joxe te mu bañ a am problème mais le problème qui se pose mooy naka ngay yóbboo nit ki justice wala ba di ko laaj tam. foofu la problème bi nekk loolu c'est-à-dire loolu la ñu bëri mën ta comprendre tamit. mais laaj tamit laaj bi xam nga laaj bi moom mooy soo waxee laaj. day mel ni si est-ce que ñu ñoo dem si monsieur le maire ne ko monsieur le maire jox ñu 1 million monsieur le maire a entendu l'appel du mouvement Mbour justice que ni dañoo soxla 10 millions pour dem faji ji benn Mbouroise bu feebar am cancer te loolu je pense que ni gën a jar loolu suñ ciy dewaar sax gën a ku ñàkk li ngay wax dëgg ngay tuumal nit ki corruption si ay cas de malade bu mel ni Aïda Diop képp kuy Mbourois yërëmoon nga ko bu woon nga say def sa milliard pour mu fayu tey monsieur le maire nga xam ne mooy premier magistrat de la ville ab Mbourois soxla 10 millions mu ne moom participé na 1 million nit ñi naan dafa corrompre Mbour justice xam nga loolu tamit ku koy gëm sax laa ni ku koy wax ma la ku koy gëm de mais ku koy wax sax
dafa xam ne kon teguwul si dara. mais xam nga tam loolu est-ce que fekk siwul parce que bu ñu ñëwaatee tuuti ci ginnaaw li tax nit ñi am sañ-sañ bi di wax Mbour justice c'est des corrompus dafa fekk ni bu ñu ñëwaatee tuuti ci ginnaaw am na boof benn assemblée générale bu fi amoon ñu gis Saliou Samb toog ci salle bi moom aussi wax ni jox na leen lii jox na leen laa et cetera lim ainsi de suite est-ce que du loolu tam moom moo gën a yokk a tax nit ñi jàpp que ni vraiment yéen da ngeen di mbubboo initiative pour le développement de Mbour justice bi juste pour mën a faj seen i soxla maanaam corruption boobu ñu leen di ji. waaw mais gis nga tey soo xoolee de manière générale amul kenn lu ñuy amuñu leen lu ñu lay jiñ de lu corruption soo nekkee si xeex boo xam ne ni Saliou Samb la dans la vous êtes corrompu soo nekkee si monsieur le maire wax nañu ne nous sommes corrompus ku nekk wax na ko de comme ça dire monsieur le maire ñaata yoon la def vidéo ñaata yoon la dem télé ñaata yoon la dem rajo naan ces jeunes là sont les jeunes corrompus ay politiciens ñu nekk seen ginnaaw Saliou Samb les jeunes là sont des jeunes corrompus ay politiciens ñu nekk seen ginnaaw Pa Moussa ces jeunes là sont des jeunes corrompus parce que monsieur le maire moo leen jox ñu jàppale Aïda xam nga comme ça dire que amuñu leneen lu ñu lay wax lu sont des jeunes corrompus parce que tu es contre eux Saliou Samb dañ koo teg pressing si kaawu Demba Diop bi les morts sonal ko si kaw Auchan bi ne ko suñu terrain kenn waru koo jël di ko jox Auchan mais moom leneen lan lay wax pour riposter mais vous êtes des jeunes corrompus parce que loolu rek la mën a def pour jéem ñoo jaxaseeg population bi mais ñun on reste dans notre logique te et puis xam nga lan mooy problème bi moom mooy Saliou Samb après qu'est-ce qui s'est passé mais est-ce que il s'est excusé dirant que ni peut-être que looloo ko si dugal noonu la mënoon waxee daal pour mu leer mais gis na lépp loo gis nag da doon sos di wax pour wax rek monsieur le maire mu ngi doon wax loolu noonu fan la ko teg mu doon wax ne ces jeunes là sont des jeunes corrompus fan la ko teg dafa mos a gis ku ñu jox xaalis boo xam ne dañu ko dugal suñu poche lekk ko Pa Moussa lu muy wax ni que vous êtes des jeunes corrompus fan la ko teg parce que monsieur le maire dafa jàppale Aïda mais en réalité sax moom est-ce que sax xam na moom nan la demee moom sax est-ce que xam na sax montant monsieur le maire joxe monsieur le maire 1 million la joxe te bu ñu koy joxe monsieur le maire clinique ba la ñëw clinique ba parents ñu Aïda ñoo ngi fa ñëpp a ngi fa clinique ba la ñëw gis na Mahmoud Saleh ñëwul clinique ba joxe 5 millions am de Mahmoud Saleh à Dakar samay loxo man nañ teg 5 millions xam nga boobu gën a garaaw samay loxo nañ teg 5 millions à Dakar ma ànd ak ku ñuy wax Ba Mbodj comme interlocuteur mu yóbbu ñu jox ñu 5 millions gis nga 5 millions yi ne amul sax 4 millions 960 amul si sax bu ñu koy jox famille bi 5 millions nañ ñëw jox ko si guddi si fanaanul sax Dakar nañ jógee 20h pour andi 5 millions yi fii nii bu ñu ñëwee 22h famille bi jot na si pas famille bi sax mais maire bu doon gérer compte bancaire bi nañ ko compter 5 millions rond jox ko ne ko Mahmoud Saleh moo ko jox mais ñeen jox nañ 1 million à part monsieur le maire Saliou Samb bu ngay wax léegi jox na 1 million mais est-ce que loolu nañ mën a waxee nit corruption la aussi tamit gis na Aïda Diop moom ku ko ñaanalul fu mu tëdd na le waroo woon nekkaat fi say turam gis na geste bu ñu def nekkul ni que dañ siy ngandal wala nekkul ni que daf ñuy may benn pouvoir non dañ koy jël avec modestie parce que jàpp nañ ni ko nekkul ñun sax ñun ñoo ko lijjanti mais Mbour waaye ñoo ko lijjanti sénégalais yi ñoom ñoo jàppale Aïda Diop ba Aïda Diop daal di faju mais loolu noonu tey ku ko rafetluwul si ku feebar kii ngi ni nu tudd sax Karim Xrum-Xax ñoo ngi rafetlu démarche yu nit ñi def pour yóbbu ko mu faju parce que chaque jour rek di nga am que ni ka Aïda Diop daf ñu andi sax yenn problème parce que chaque jour nit ñi ne la dañoo am malade chaque jour récemment yàggu dana am na koo xam ne ni peut-être dañ ko jàppale pour mu dem fay yi mais amuñu xaalis ñu fa lañ jëlee xaalis gis nga avocat bi lu ñu koy fay ak lu ñuy fay lu mu tuddee sax ndey li sa bëri mais suñuy propre moyen di cotiser pour fay ko Pa Moussa daf ñu doon fat ak cotisation yi fu mu toll mais aujourd'hui xam nga lu ñu naan comme lu ma wax sànq rek fen moom fen la rek d'accord mais yéen aussi Abou Bakary pour autant pour moi bëgg naa aussi ngeen ñëw ci tuuma yi nga xamante ni teg ngeen ko ci ndodd Pa Moussa bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ni moom la wax di fàttali rek téléspectateurs yi aussi ni bëggoon nañ ko dalal moom Pa Moussa ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan wi parce que dañu waroon a def plateau spécial waaye nag mu mel ni xët-xët yi ñu gis tey ci suba gi ak coow yi moom moo waral rek ñu daal di koy dàq ba benn toon mais nag li ñu waa Mbour justice wax léegi moom je pense que loolu bu ñu ko defee dinañ am plateau bi nga xamante ni moom lañ soxla Bakary mën ngaa dellusiwaat ci li nga wax ci li nga xam ne moom mooy jëm ci plateau. waaw Pa Moussa dañ ko défier ne ko il n'ose jamais nous affronter si place publique bi fii nii il n'osera jamais ñëw def face à face ak Mbour justice du ko def donc moom nag tey wut na prétexte que ni tey la waxoon ni face à face kon normalement ça veut dire que fu ma toog nii damaa waroon a jàkkaarloo ak Pa Moussa parce que si loolu noonu kese la Mbour waaye gën a mën a amee lu leer
Pa Moussa il faudrait que mu affronter ñu toog face à face pour mu leer une bonne fois pour toutes parce que tamit Thiam dafa bëri yeneen problème lu ñu war a lijjanti Mbour nekkul problème bi kese dañuy attardé aussi ay problème yi de monsieur le maire di jaayat suñu stade bi. pare ngeen pour. dégg nga maa ngi ciy ñëw stade bi maa ngi ciy ñëw ma ni pare ngeen pour fekk Pa Moussa ba. Pa Moussa su nekkee moom dafa ragal a ñëw si buntu mairie bi pour ñu def émission ak moom face à face mais nañ dem biir këram. ok pare ngeen pour fekk waaw léegi ñu dem ba biir këram def fa émission bi parce que ñun xaaral lañ bëgg lu ñu intéressé moom mooy que ça soit clair que Mbourwaay xam dëgg bi fu mu féetee wax ji dafa bëri de doo xam dëgg bi fu mu féetee Pa Moussa day wax fii Mbour ji wax fële mais nañ def Pa Moussa toog ñun ñu toog ku nekk expliqué gis nga aussi tamit gis nga ñu ne le mensonge n'est jamais parfait gis na su nekkee ngay sooy fen di nga bàyyi benn actus bu ndaw boo xam ne nii foofu loolu la nit ñi di weddee yaa naa nit ki dañ ko corrompre nan nañ ko corrompre parce que monsieur le maire dafa jàppale Aïda Diop xam nga loolu nan nañ ko corrompre parce que monsieur le maire daa jàppale étudiants yi xam nga la ñu waroon wax dañ leen corrompre parce que monsieur le maire jox na leen 5 millions ngeen noppi mais est-ce que dañoo noppi ñun chaque jour yaa ngi ñuy dégg ñuy wax lu nekk monsieur le maire est-ce que dañoo noppi ñun chaque jour yaa ngi ñuy dégg ñu ne ñun dañuy yóbbu monsieur le maire pénal te si nañ nekk ak moom mais est-ce que yow nan nga mën a corrompre nit mu lay yóbbu ay pénal voilà. d'accord juste ma fàttali rek mbokku téléspectateurs yi yéen a ngi ci seen émission banque bi tey nag ñu dalal waa Mbour Justice di initiative pour le développement de Mbour en l'occurrence Bakary Diémé ñu gën ko xam ci BAK moom la ñu dalal ñu waxtaanee rek li nga xamante ni moom mooy situation actuelle dëkk bi dañuy dugg ci beneen point ginnaaw bi ñu génnee ci li nga xamante ni moom mooy pénal bi yaakaar naa ni tout a été dit par rapport à ça beneen point bi may dugg rek moom mooy gis nañu leen aussi récemment ngeen def benn sortie jëmale ko ci li nga xamante ni moom mooy benn pàccu stade bi nga xamante ni nii da ngeen dégg ci ni ngeen ko waxee que ni dafa am benn opérateur boo xamante ni moom lañ ko jox pour mu war koo jëfandikoo ndax mën nañoo ñëwaat ci mbir moom. waaw mais Thiat damay permettre tuuti ma leeral que ni dañu ñëw défier fii Ousmane Diop dafa ne dafay défier le mouvement Mbour Justice ñu won que lenn loo xam ne ñun def nañ ci suñu xaalis. non maa ngi doon ñëw ci Ousmane Diop. waaw exactement dama bëggoon ñu terminer ci Ousmane Diop. mais juste par rapport ak stade bi. su ko defee ci fin bi ñu terminer ci. xam nga stade bi ñun amuñu problème ak Samba Fall très sincèrement parce que moom liggéeyam lay def dem wuti ay partenaires am ñëw pour investir xaalis pour gagner waat xaalis mais xanaa ka ne amul problème suñu autorités yi nii pour koo jox suñu stade bi. stade bi nekkul loo xam ne dañ ko war a jaay kenn du ko jaay mais Samba Fall projet bu mu am monsieur le maire titre maire parce que il est le maire ak titre foncier bu mu am su ko yóbbuwoon si banque européenne ñu fay financé ko plus de 20 milliards pour mu defar fi projet bu gën a extraordinaire lii nii te boobaa Mbourwaay ñoo koy continuer ko moom lépp lu fa jógee muy location lépp lu fa am même emploi yi am mën nañ si jël Mbourwaay ñu liggéey mais lan moo tax léegi ba léegi la commune de Mbour mënul porter ces genre de projet là defal ñu ko mais dañuy xaar un privé daal di ñëw ñu jox ko suñu stade bi privé bi moom ko mais Bakary est-ce que privé bi tam du sénégalais Samba Fall c'est un sénégalais comme tout un chacun est-ce que amul sañ-sañu mu toog gis ni stade bi ni mu mel parce que yéen ñëpp yéen a koy wax nee ngeen stade bi lamp yi moom lépp daanaka lépp burne la sur 60 lampes 11 lampes ciy tàkk gis nañ stade bi état bi nga xamante ni ci la nekk gis nañ fi nga xamante ni moom mooy espace boobu mbalit mu salte mi nga xam ne moo fa nekk moom état sénégalais est-ce que amul sañ-sañu tamit ñëw laaj parti boobu ni nañ ko jox pour mu def ci dara. non yaakaaruñu ne que un privé moom mën na am sañ-sañ bi mais suñu autorités yi ñooy bañ ne que lii nii askan bee ko moom dina la askan bi moom nañ ko delloo askan bi Samba Fall na dem jënd ji kër Thiat mais Thiat su jëndee sa kër ñun dinañ si wax lu suñu yoon boobaa su jëndee si kër mais jëndul këru Thiat jëndul këru keneen lu mu jënd Mbourwaay ñoo ko moom nañ ko bàyyil Mbourwaay maintenant c'est à notre autorité en l'occurrence le maire mu présenté au Mbourwaa benn projet boo xam ne nii ëpp na xaalis projet bu Samba Fall bi mais Samba Fall lu mu si def monsieur le maire mu la ko si def lu war parce que monsieur le maire il est le maire déjà de la ville te titre foncier bi nii koo ko présenté si banque mu jox la xaalis nga daal si investir. on dirait que Samba Fall moo leen di déranger dans tout ça. non lu ma la wax léegi leer na amuñu problème ak Samba Fall. Samba Fall si rôle la nekk pour peut-être sax. dem jënd ji wala businessman la war day wut xaalis day investir pour gagner waat xaalis loolu moom la mais dama ne su jëndoon këru jàmbur suñu yoon nekku si mais lu muy jënd suñu kër la ñun këru Mbourwaay la ñëpp ko bokk lu ñëpp bokk nag kenn du ko privatiser benn nit kese di si gagner gis nga monsieur le maire dafa investir lu ëpp Samba Fall lu mu fa investir
muy dellu si keesu municipalité bi Mbour waaye di si gagné parce que lu dugg si municipalité bi si Mbour yëpp la dugg léegi lan moo tax ñu war koo privatiser si benn nit kese moom encore muy gagné waat jëlaat terrain bi non te loo xamul nag gis nga Mbour dëkku sport la suñu équipe yaa ngi fii macha allah stade de Mbour Touré Kunda Jàmbaar yooyu yëpp Mbour nañ mën a wax am na yeneen équipe yuy ñëw mais tey organiser nañ fi CHAN mais CHAN bi bu ñu ko fi organiser réussir la parce que dañ ne xool leen Mbour waaye ni ñuy génnee chaque match nag day fees mais mënuñoo projeté wut fii ak 5 ans Sénégal dina abriter Coupe d'Afrique des Nations mais est-ce que boobaa Mbour tey mënut a accueillir benn poule mais suñu jëlee nag stade bi nga yaakaar ne jaay ko Auchan kii bi joxaat ko keneen est-ce que loolu dina si mën a am c'est ça ce sont les vraies questions qu'il faut se poser. suñu stade nañ ñu ko bàyyil noonu. point bu ñu ko laal xeex bi ba kañ parce que sama gars yi ñu ngi may wax ni ma daanaka 2 minutes moo ñu dese ci li nga xamante ni moom mooy temps bi mais xeex bi ngeen di xeex jëmale ko ci stade bi ba kañ ndax gisoon nañ leen ngeen génn doon xeex ci Auchan bi li ngeen ci jëlee mooy dara ndax Auchan bi taxawal nañ ko te dara xeex bi lan lañ ciy xaar taxawaay bi ci Mbour justice bi. gis nga lépp loo gis rek chaque combat soo si jógee da nga am expérience da nga xam gars yi fan lañ jaar combat wu stade bi ñun duñ si teg suñu bakkan parce que combat yëpp suñu bakkan nañ si doon teg mais bi dañuy jël bakkan monsieur le maire jaarale seen bakkan ñoom ñëpp teg ko si on sera sur le terrain si biir espace ba duñ dem sax si stade ba di kii si biir espace ba dañuy dem toog gis nga monsieur le maire dañ ko wax dara gis nga stade bi moomu ko nekkul moom moo ko moom Mbour waaye ñoo ko moom donc na ko delloo Mbour waaye Samba Fall su bëggee def projet am na ay espace yu nekk si dëkk bi wala mun na dem ñeneen jënd foofu wala mun na dem feneen ak feneen comme c'est monsieur le maire peut-être sax jaay na dëkk bi yëpp peut-être Samba Fall lu mu soxla amu si dëkk bi mais stade la am nañ ñu bàyyi suñu stade bi noonu bu ko kenn laal ñun ñoo ngi sur le terrain nag di ngeen ñu fekk si biir stade bi suñ ko naree laal si biir stade bi nañ dem toog ñun ñëpp bu yow policiers yi ñëw jël si ñu feneen ñu dem toog parce que suñu stade kenn waru koo laal. ok fi ñuy tëjee rek question bu mujj bi daanaka ndax waxtu wi moom mat na sëkk question bu mujj bi mooy par rapport ak interpellation bi nga xamante ni Ousmane Diop def nañ leen ko ci internet bi muy fàng dajji gi lan mooy réponse bi. Ousmane Diop daf ñu wax ni que peut-être que ni ñun amuñu benn preuve amuñu benn reçu bu ñu war a mën a wane ci par rapport ak. combat bi mais tey aux yeux de tous les Mbourois ñun génnee nañ des reçus yoo xam ne suñu tur la nekk Mbour justice ñëpp gis ko te moom nee suñu dërëm mosu see dem mais na laaj Pa Moussa xam nga Pa Moussa peut-être nag du wax dëgg naa da koo ne ñun suñoo fay Pa Moussa na ko laaj combien de fois nañ ko envoyé Orange Money pour moom mu fay pour mu fay huissier bi combien de fois ñun nañ demal suñu bopp génnee ay reçus ne ñun reçus yi nii ñun ñoo ko fayal suñu bopp mu leer nañ te dinañ ko publier ci internet bi ñëpp gis reçu yi teg ci seen bët que ni Mbour justice nañ ci bind Mbour justice de man mii en personne man maa dem ba ci ndey lii sa fay ko xaalis mu defal ma reçu ma ñëw tey ci sama kër man maa fa dem plus de 3 fois 4 fois ba desal ba bindal ñu luñ ko yoreel pour ñu fayaat ko xam nga loolu noonu tey nit ki su toogee ne maa ngi leen di défier à ce que ngeen génnee lu ngeen ci mus a seen dërëm bu ñu ci mus a ges buñ ci mus a def mais soo ko génnee dërëm bi léegi moom lu mu war a def soo ko génnee preuve bi xam daf ñoo défier mais suñ ko génnee ne ko preuve baa ngi nii lu muy def moom daa war a noppi xanaa kay parce que loolu ñu tuumal dinañ ko génneel document yëpp génnee nañ ko de wane ko fu nekk dinañ ko publier léegi Mbourois yëpp gis ko te gis nga Ousmane Diop moo sañ a jàkkaaroog nit ne ko yow sax sa yaay juru la xam nga nit kuy wax loolu noonu dafa garaaw si àdduna parce que dafa toog ak ñun wax ñu ko gis nga nit ku sañ a toog tey naan Cheikh Issa Sall taluñu mu ne daa woo Cheikh Issa Sall si suñu programme bi si suñu combat bi Cheikh Issa Sall ne ko taluma leen sama parrainage daa tal nee na Cheikh Issa Sall moo ko wax loolu gis nga loolu nag preuve la dina audio la dinañ ko génnee jox la ko loolu la wax Cheikh Issa Sall ba pare nag dañu jéggalu ñun dañu baalu si moom lu ñu tooñ dañu jéggalu bay suqu maa ko ñun amoo droit sax mag dañu jéggalu mais nag dëgg bi da nga ko war di wax parce que nit magum jëmm nga te mag dafa war di wax dëgg di si sax di si kii mais monsieur le maire ñu nag ñoom fa force pénale Mbourois yi ñuy dégg ñun dañuy dem pénal ak monsieur le maire Fallou Sylla suñu place publique bii nii duñu nangu kenn du ko jaay loolu nag su nekkee keneen ñëw na duñu am pénal loolu moom waxam la mais ñu suñu wax leer na te Mbourois yëpp dégg nañ ko ok je pense que loolu mooy mot de la fin bi leer na mooy que ni Mbour justice day dem pénal loolu moom moo nekkoon li nga xamante ni rek daanaka mën nañ wax ni sax moom moo nekkoon indi jafe-jafe bi nga xamante ni moom la diggante Mbour justice am ak seen conseil juridique ba woon ndax mën nañ ko tuddee noonu muy Pape Moussa ndax bis bi nga xamante ni jot na fi am ci fàttali rek que ni téléspectateurs yi waroon nañ dalal en même temps ki nga xamante ni moom mooy Pape Moussa mais gis
gis nañ li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo fi am bis bi si fi am tey ci procès bi loolu moo tax rek ñu daal di koy gàntal waaye dama koy jaajëfal moom Bakary Diémé mi nga xamante ni moom la ñu dalaloon si seen 3e numéro banque bi incha allah dinañ ko jël léegi ci gros plan ci li nga xamante ni moom mooy reçu yi dinañ ko jël léegi ak gros plan donc moo leen di jaajëfal bu baax a baax ñoom waa Mbour Justice di ko jaajëfal également équipe bi yëpp ñi nga xamante ni ak Koumba Ngom mi nga xam ne pratiquement moom moo coordonné lépp ba mu mat mais di jaajëfal aussi équipe bi Kori moom moo nekkoon ci benn caméra bi ci beneen caméra bi Mamadou Gueye moom moo ci fare woon ci maquillage bi nanandooy lañ ci àndaloon ci réalisation bi nag ñu ngi ci ànd ak Fara mi nga xamante ni nii moom mooy réaliser émission bi dañ leen di jox incha allah dig daje prochainement rek ci beneen numéro banque bi jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yooyu ñu doon seetaan